2017 la ñuy dellu juróomi at ci ginnaaw amoon na ay élections yu fi amoon ginnaaw ci jamono jooju législative la woon tamit fanweeri fan ci weeru juillet la woon waaye bés boobu di 30 mai 2017 la ñuy fàttaliku ni la coalition Manko Taxawu Sénégal tas fii ci réew bu Sénégal ay parti yu mag ay kàngam seqoon ko loolu la ñuy fàttaliku ak yeneen ñu dellu si waat. fanweeri fan ci weeru mai atum 2021 armée bu Sénégal nag amaloon congu kaw ak ngànnaay yu diis dal ci kaw benn base bu fippu yu MFDC yu Casamance nekkoon ci bëj saalumu réew mi foofee fippu ya newoon nag soriwul dara ak frontière bu Guinée-Bissau. fanweeri fan ci weeru mai atum 2016 ci Ndakaaru chambre d'assises des chambres africaines extraordinaires te àttekat bi fekk baax ca Burkina Faso Gerdao Gustave Kam jiite woon ko ci la taxaw nangu ni njiitu réew bu càdd ba woon lanu ko doon jiiñ am na muy faat ay bakkan ba loolu sax taxoon na ba ñu teg ay daan ci ndoddam muy giiru dund bu muy tëdd kaso guléet nag fii ci Afrique ñuy àtte ab njiitu réew bu fi fekk baax. ci ab discours bu mu yëkkati woon ci réewum Chine fanweeri fan ci weeru mai atum 2020 njiitu réew bu Amérique ba woon Donald Trump ci la taxaw nag joxañ baaraam mbootaay gi ngànk wàllu wér-gu-yaram ci àdduna di OMS ne jàngoroy mbas mii bu lawee mooma ndax mbootaay googu teelu la taxaw yëgal yeneen réew yi ni jàngoro jiikat mi ngi fi te mën naa law yemu ca moom Donald Trump daal di sax jëloon dogal ni Amérique koppar yi mu doon dugal ci OMS da koy dakkal ndax OMS ci boppam koppar yi muy doxee téeméer boo jël fukk yaak juróom Amérique moo ko ci daan dugal. tey ñuy taxaw ci fanweeri fan ci weeru mai atum 2017 ku jég politique gi ba mu waxee woon nag ni dafay samp ab coalition bu yaatu ngir woteeg législative yooyee ñu dëgmaloon ñu teg ci ay waxtu ñu doon dar képp liste ya alliance boobu ñu waxoon nag mu mel ni dafa mujjee tas. Thierno Bocoum nekkoon député yore kàddu coalition Aar Sénégal di delsiwaat ci jafe-jafe yi. dañu amoon yaakaar lool ci coalition bu ñuy wax coalition Manko bi nga xamante ne dafa concerné woon groupe yu bëri. vraiment doonoon na kii bu yaatu boo xamante ne waxtaan amoon na sumboon nañ ko lancé woon nañ ko sax ba am yaakaaroon ne dinañ dem élection ci turu Manko. malheureusement nag effectivement mujjul antu ni tax antul woon nag bataille de positionnement la et de leadership côté PDS jàppoon nañ ne PDS moo ko waroon jiite nga xamante ne Oumar Sarr moo ko doon représenté beneen côté bi tamit jàppoon nañ ne Khalifa Sall moo war a jiitu nga xamante ne moom moo nekkoon taxawu Dakar nekkoon aussi en prison malheureusement mu doon ñaari Manko taxawu Sénégal bi nga xam ne Khalifa Sall moo ko jiite ak Manko wattu Sénégal bi nga xamante ne PDS moo ko jiite woon à travers Oumar Sarr donc sooy xool tey le plus souvent ñàkk ànd bi parfois position yi wala leadership mooy tax kan mooy jiitu kan moo dul jiitu moo tax d'ailleurs ñun ci coalition Aar Sénégal dès le début avant même ñuy lancer mbir mi loolu lañ njëkk a waxtaanee nan la ñuy régler problème mu leadership lu ñu njëkk a teg ci suuf mooy mbirum leadership kenn du leaderu kenn waaye collectif bi moo am solo parce que assemblée nationale nag collectif moo koy doxal maanaam ñoo xamante ne ñoom ñoo war a voter loi yi ñoo war a def contrôle de l'action gouvernementale ñoom ñoo war a évaluer les politiques publiques loolu ay équipe ñoo koy def groupe moo koy def du ay benn nit moo koy def donc problème leadership ci élection législative parfois amul sax sens li am sens mooy un bon collectif bi nga xam ne su demee dina apporter changement yu am solo moo tax Aar Sénégal noonu la ñu liggéeyee ba tey ñu mën ci nekk. jërëjëf Fatou Kiné Deme merci beaucoup Thierno Bocoum bokk ci coalition Aar Sénégal di fête anniversaire am tey tamit di fàttali ni coordonnateur bu Aar Sénégal di docteur Abdourahmane Diouf moom la Babacar Fall di dalal bu ci kanamee bu 7h40 jotee ca RFM Chérif mu nekkoon daanaka contexte bu ni mel comme li ñuy dund jamono ji ak waa Yewwi Askan Wi ndax querelle de leadership la woon
ñi bëggoon Khalifa Ababacar Sall jiite liste bi ñi bëggoon Omar Sarr ba yëf yi indi tasaaroo sax ba daanaka ay coalition yu bëri ñoom ñoo ci juddu looloo néewal seen doole ci élection législative yooyu sax. daanaka néewaloon même si après man ko wattu Sénégal ñoom mujj nañu am groupe parlementaire. mooy bi Omar Sarr nekkoon li ko waral grâce à Abdoulaye Wade. min doon célébrer anniversaire am dem yàlla na yàlla guddal fanam. amiin ndax kenn xaaratu ko woon moo c'était la surprise comme on disait. nekk ba ci comme tasaaroo am na ñu woo paa bi mu doog a jóge bitim réew ñëw jàpp ci campagne bi moom moo taxoon quand même ñoom ñu mujj am benn groupe parlementaire ci boobu Pape Diop mi ñëwoon fekk si na leen muy waa bokk gis-gis gisoon nañ également ñoom Mamadou Lamine Diallo Mamadou Diop Decroix. Malick Gakou voilà Malick Gakou moom ci beneen ci taxaw bi la nekkoon parce que ñoom it argument bi ñu joxoon mooy comme Khalifa Sall mi ngi woon ci kaso bi. xëy na dinañ mën a bu jiitee liste bi ak sénégalais yeeg liñ jàpp ni martyr la ak injustice bi war nañ cee mën a am dara donc Omar Sarr aussi ñu bëri jàppoon nañu kon li di njaag moo njaag mu ngi nii moom mi nga xamante ne mooy maire Dagana encore nekkoon na fi également ci li nga xamante ni kon moom mooy boobee coalition après nag bàyyi na PDS dem fekk fi nga xamante ni mooy Macky Sall donc problème mu opposition fii Sénégal loolu la maanaam des fois bu élection amee surtout muy législative ak yooyu pour ñu ànd ci day am nekk jafe-jafe li ko waral mooy problème de personne la du ci kii donc mooy comme ni ko Thierno waxee ñoom rek la nan c'est problème bi seen biir mais gis nañ yeneen coalition yi même ci élection bi ñu demee ba li siy génn coow li la preuve gis nga ko Yewwi Askan Wi daanaka tas na ñetti sa kës néew bariwut même bu dee ci présidentielle xëy na loolu da naan ku nekk na nga dem nekk candidat bu ne ba deuxième tour ñu man ko sot ki nga xamante ni moom moo fi jóge Benno Siggil Sénégal aussi looloo nekkoon seen jafe-jafe entre dem si yàlla Ousmane Tanor Dieng ak ki nga xamante ni mu kon moom mooy Moustapha Niasse donc pour ñu ànd moom seen biir day jafe ñoom ñi nga xamante mooy opposition bi Yewwi Askan Wi réussir na ko ci élection locale yi parce que nature élection bokkut ku nekk ak sa gox ko xaat la mais gis nañ bi ñëwee ci législative yi difficulté bi na am mu mel ni kon du gulet Marcel ay coalition yi ni mel bu amee il faut peut-être toujours s'attendre à ce qu'il y ait quand même une implosion ci condition yu ni mel maanaam élection bu excès. C'est ça bon élection comme ni ko Chérif waxee législative et locale en général parce que bu dee présidentielle bu fekkee ne second tour day am dañuy gis ne coalition yi dañuy manko réellement doon benn c'est une question de leadership moom yaakaar naa ne yàgg na fi am te loolu moo yàgg sànq opposition bi en général surtout lu jëm ci wàllu cohabitation ci assemblée nationale bi wala lépp li nga xamante ni mu jëm ci wàllu présidentiel en tout cas toute élection bu ñu jot a organiser Sénégal opposition bi saa yu moyen c'est parce que amoon na possibilité def benn bloc boo xamante ne mënoon na vraiment secouer le pouvoir d'en face mais malheureusement ay querelle intestine de leadership moom moo ci mujj am hélas. merci beaucoup Marcel Farba Maroun léegi dañuy jàll ci leneen muy xibaar yi ñu tënk ko ak Cheikh Tidiane Diaw.